téléspectateurs jaajëfal nañ leen jaajëfal Cheikh Diop mi leen doon présenté journal ci diggu bëccëg bi jaajëfal équipe wala waa rédaction bu télévision Futurs Médias tey la mercredi 17 mars ñun ñu bu jeexalee saa su ne comme toujours ñun waa li xew ci biir internet bi wala li ci biir internet bi wala ëttu internet bi voilà ça dépend ci ni ngeen ñu koy woowee hashtag bi miin ngeen ko sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram. heure bu baax bi nga xamante ni saa su ne gis nañ internet yi déjà réaction yi commencé nañ depuis ci bi ñu commencé def live bi wala bi ñu commencé waxtaan ak Cheikh Diop ci mbirum VPN tey d'ailleurs dinañ ci am waxtaan bu yaatu ci li xewoon ci jamono actuellement dafa nekk application wala plateforme boo xamante ni gars yi doon nañ ko utiliser lu tax ñu ko doon utiliser peut-être tey maire yi duñ mën a comprendre mais ndaw ñi doon nañ ko utiliser lu bari yoon ci fan yi ñu génn ci situation yi ni mu demee ñëwoon nañ fii ak analyser bu baax hashtag bi nga xam ni sénégalais yëpp jëfandikoo woon nañ ko wala ñi ci ëpp ci ñuy connecté wu ci réseaux sociaux yi ci fan yi ñu génn te dañoo defaat beneen pas jëm ci VPN ñëpp doon ko utiliser lan mooy loolu lu tax ñëpp doon ko utiliser lan moo ci wundu ba xam ndax sécurité à 100% am na ci mbirum internet dañ ci waxtaan ak Abdoulaye Ly mën nañ ko jàppale voilà suñu consultant maison la quoi xam-xamam màcc ci mbirum informatique dinañ ci ñëw seq ñu ci waxtaan expliquer ñu pour ñu gën a comprendre yéen ngeen comprendre yéen téléspectateurs yeeg internautes yi dinañ waxtaanee aussi internautes yi bien sûr seen hashtag miin ngeen ko léegi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram actuellement nous sommes en live di jaajëfal équipe digitale bi tax di jàpp ci liggéey bi ba ngeen ñu mën ñu suivre en temps réel damay xool actuellement live bi voilà mi ngi noonu ubbi nañ ko live bi jaajëfal équipe digitale bi ki ko jiite di mag yi ñoom Adja ñiy jàpp ci liggéey bi ba tax ngeen ñu mën a seetaan wala di ñu suivre en temps réel dinaa ci ñëw tey surtout ak question yu pertinentes yi nga xamante ni gis nañ ni internautes yu bari dañu ko doon posé depuis démb mais dañuy njëkkee ak question bi nga xam ne bàyyi woon nañ ko fi démb ci hommage bi ñuy rendre Thione Seck koo xamante ni du jóg ci des ci xol yi di ko encore une fois ñaanal yàlla xaare ko àjjana Thione Seck démb dañ fi bàyyoon benn question boo xam ne internet yëpp gis nañ ñëpp daal di réagir ci hashtag bi sunu net ñëpp ci Facebook bi Twitter bi Instagram bi ban woy Thione Seck moo leen gën a marqué wala moo la gën a neex ci sa dund ñëpp nag daal di commentaire yi bari na d'ailleurs dañ ci tànn benn koo xamante ni daf ko analyser bu baax wala joxe woy bi ko gënal et le pourquoi moo tax ñu tànnal ko loolu lañ leen di dëkkale ubbee ko tey émission bi li xew ci biir internet bi. jaajëf dañoo tànn kenn ci internet yi waaye réponse yi bari woon na ku ci nekk doon na joxe sa way mais dañu ci tànn kenn rek comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne c'est juste une façon de rendre hommage à Thione Seck encore une fois duñu jóg ci di ko ñaanal yàlla di encore une fois mastawu njabootam mastawu waa Sénégal gi yëpp ndaxte Thione Seck Sénégal encore une fois yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla may xolu muñ njabootam mais surtout Sénégal gi yëpp ndaxte voilà ñun ñëpp a ñàkk musique moo ñàkk voilà jeunesse bi ndaxte ay woyam yu bari dafa doon servir de leçon wala jàngat pour ndaw ñi te loolu am na solo Apu da ñuy wan beneen image bi nga xam ne dem ba tey ñëpp a ngi koy gis ci statut yi d'ailleurs internet bi ñu ci taggee préparoon nañ ko Youssou Ndour ànd ak Birane Ndour demoon jaale ji encore une fois Wally Seck mais message bu am solo bi nga ko wax ne ko naka na sa xel dal ni ñàkkoo bàyyi voilà am nga fi bàyyi te loolu nekk na lu am solo boo xam ne depuis démb ba tey ñëpp a ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi bokk na ci li xew ci biir internet bi ñun tamit ñu def li comme ni ñu koy baaxoo di defee ci émission bi saa su ne
lépp li nga xam ne lu fës la lu ñu gis ni dañ leen yokk wala loo xamante ni dañ koy partager ci réseaux sociaux yi ngeen ci jariñu yéen internautes yi ak téléspectateurs yi ñun tamit ñu daal di koy partager loolu am na solo. lii bokk na ci image yi nga xamante ni ci démb depuis démb ñu ngi koy partager ci réseaux sociaux yi encore une fois di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla may leen ñi ndaw ñi muy Birane ak Wally ñu yeggalee seen ndaw ci jàmm ak xéewal Youssou Ndour yàlla may ko gudd fan ak wér jaajëf. léegi nag Apou dama lay won léegi question internet bi déjà ñu ngi nii di réagir en temps réel ñoom ñëpp ngi joxe seen ay réaction mi ngi nii gis nga réaction yaa ngi nii ci suñu page Facebook officielle bu télévision Futur Média am na benn question boo xamante ni internet bee ko posé xam naa ni kii mag la nag ndaxte question bi xaw na saf de xam naa ne bii bu ñuy joxee réponse bi dañuy laaj ñoom professeur Massamba Gueye quoi bi il faut ñu ndaxte les premiers habitants de la région de Dakar moom man de dama doon njëkk xalaat rek lébu yi mais apparemment du noonu wala historiens yi quoi bu ñu mënee def sax vidéo ji suba dinañ ci ñëw indi ci benn réponse mais indil question bi mooy li ma la envoyé léegi voilà mi ngi nii kii lii la laajte les premiers habitants de Dakar région de Dakar nekk na question boo xamante ni voilà may bàyyi internet yi réagir ci hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram li xew ci biir internet bi parfois jël ay questions yoo xamante ni internet yi yéen a koy posé ñun tamit ñu daal di koy partagé ñëpp réagir ku ci nekk sottante xalaat mais suba mën nañ ci jël benn borom xam-xam mu jox ñu ci ay réponse bu simple boo xam ni ndaw ñi mën nañ ci jàpp téye dara comme ni ñu koy waxee expression internet yi quoi ñu téye dara jàpp dara loolu baax na mais question bu pertinente la loo xamante ni vraiment voilà man comme ça nii rek bi ma gisee question bi dama yaakaar lu ma njëkk a xalaat rek mooy xanaa lébu yi mais bon apparemment ni ma gisee internet yi di réagir nii am na ci leneen c'est beaucoup plus profond donc bu ñu gënee gëstu mën nañu gisaat leneen li nga xamante ne dina leen soxal te loolu am na solo. am na beneen question boo xamante ni sànq maa ngi ci doon waxtaan ak Cheikh Diop mi doon présenté journal bu rédaction bu télévision Futur Média mooy question bi nga xam ne internaute bi posé na ko ci mbirum nu ñuy vérifier authenticité vidéo bi ñuy publier ci réseaux sociaux yi def hashtag bi sunu net def TFM ñu daal di gis ni question bi dina amal solo téléspectateurs yi ak internautes yi moom mi ko posé di ko jaajëfal nekk na lu am solo loo xam ne ñun ñëpp war nañ ci mën di jàng ndaxte mbirum internet ak yooyu chaque jour dañuy jàng rek ndax yëf yi dafa gaaw ku yaakaar ne comprendre nga ko sax parfois leneen ñëw raw la ci diggante ay fan yu gàtt wala ay mois yu gàtt donc question bi ci kanam dinañ ci ñëw joxe ci ay réponses waaye du ñu wax tamit sans l'avis d'un spécialiste chaque jour doon nañ ci ñëw doon nañ wax ay outils plateformes yoo xam ne boo leen ci jaaree di ngeen mën a vérifier donte sécurité amul à 100% ci internet mais di ngeen mën a vérifier lii jàll ci réseaux sociaux yi keroog waxoon nañ leen application bu simple boo xam ne mën nga télécharger vidéo yi ci réseaux sociaux yi vite fait muy Facebook Twitter ak Instagram vite fait nga télécharger ko waaye tamit naka la ñuy vérifier vidéo yi ñuy télécharger balaa ñu ko partager du ñu jóg ci di ko wax balaa ñoo partager benn information nañ ko xam te loolu nekk na lu am solo question boobu nag dinañ ci ñëw léegi ci réponse mais balaa boobu dañuy dem ci VPN waxoon nañ ko sànq mu nekk loo xamante ni dina soxal internautes yeeg téléspectateurs yi mbirum VPN nag mooy réseau virtuel privé lii nag yëngaloon na ci fan yi ñu jóge ci ginnaaw ci internet bi réseaux sociaux yi ñëpp naan nañuy dem télécharger VPN ngir ñu bañ leen a tracer lu tax VPN dina assurer sécurité bi te pourtant à l'origine ñoom dañ ko defoon ci yenn entreprise yi dañ ko doon utiliser ngir sécuriser seen entreprise ngir bañ ay hacker wala ñeneen ñi nga xam ne defkatu ñaawteef la ñu di dugg si ci seen entreprise di jaxase seen ay plateformes yeeg logiciel yi léegi nag jamono dem na ba fi mu ne nii ci 2021 wala 2000 ci at yi ñu toll nii VPN dafa gën a large gën a yaatu ba ñëpp di ko jëfandikoo ngir protéger seen ay données séq nañu waxtaan ak Abdoulaye Ly nekk koo xamante ni informaticien la xam-xamam màcc ci mu ñëw jox ñu ci ay explications yoo xamante ni je pense que dinañ ci mën a jàpp dara gën a comprendre lan mooy utilité VPN. alors VPN ñu gis jamono ji mu nekkoon li nga xamante ni c'était très très sollicité donc bokkoon na ci lu doon ëpp lu ñu doon téléchargé Sénégal jamono émoti parce que ñu bëri dañoo yaakaaroon internet bi dañ ko fi interdire te VPN dafa nekkoon benn alternative bi nga xamante ni daf lay permettre nga contourner lu mu mel. VPN comme son nom l'indique muy Virtual Private Network donc en français muy tunnel de connexion privée donc comme son nom l'indique tunnel nag dañ koy defar entre muy jóge point A ak point B donc VPN aussi c'est comme ça c'est entre deux ordinateurs wala deux machines
lu ci particularité bi mooy c'est chiffré donc chiffré c'est codé donc tey benn pirate bu ñëwee dugg ci biir intercepter li nga xamante ni mooy information yi du ko mën a lire parce que dafa am benn clé de chiffrement bi nga xamante ni mooy caabi bi tax ñu ubbi information parce que tey boo fi sàccee benn mallette bi nga xam ne dafa am code boo amul code bi doo mën a am accès ci information yi ci biir c'est exactement la même chose tey pirate bi bu accéder ci message boobu du ko mën a déchiffrer du ko mën a décrypter parce que amul li nga xamante ni mooy clé de chiffrement donc à la base VPN dañ ko créé woon pour moytu ñi nga xamante ni ñooy pirate yi espionnage yeeg brouillage internet bi brouillage mooy tey nga dem Chine ñuy interdire foofu utilisation WhatsApp ak Facebook boo télécharger li nga xamante ni mooy VPN da lay permettre nga contourner loolu noonu beneen bi mooy VPN da tax ki nga xamante ni daf koy jëfandikoo il sera intraçable quand je dis intraçable dinañ la tracer mais yow adresse IP bi ñuy gis du adresse IP yi nga xamante ni moom mooy réellement exister parce que ñu bëri ñuy télécharger VPN xam na ndax xaw ma ndax remarqué nañ ko mais da ngay gis mu lay propose ay pays yi nga xamante ni foofu lay rediriger sa connexion man tey su ma télécharger benn VPN ma configurer ko sélectionner ne man maa ngi France tey jii nii benn expert en cybersécurité su ma doon wër di ma localiser day gis ne sama ordinateur mi ngi France alors que man maa ngi Sénégal toog donc dafay permettre déjà ngay sànni ñi nga xamante ni ñoom ñooy traqueurs yi ba pare daf lay permettre ngay contourner li nga xamante ni mooy brouillage de signal yi di contourner li nga xamante ni moom mooy hacking ak espionnage ak tracking donc mooy outil bi nga xamante ni c'est utilisé dans les entreprises surtout ci jamono yi nga xamante ni mooy jamono télétravail yi parce que nit ñi ils étaient obligés de rester chez eux en même temps di accéder directement ci li nga xamante ni moom mooy serveur yi nekk seen bureau yi te loolu noonu pour ñu permettre nit ki mu def ko dañ ko war a def ci benn tunnel bi nga xamante ni moom rek moo ci am accès parce que tey boo jëlee banque directeur de banque bi war a authentifier li nga xamante ni mooy ay transfert d'argent waruñu koo def ci réseau ouvert réseau public comme réseau internet bi dañoo war a créer benn virtual private network VPN bi nga xamante ni moom su nekkee këram day connecté wu ci VPN bi am accès ci serveur bi dafay mel ni bureau am la toog di liggéey donc VPN en grosso modo dafa nekk benn outil bi nga xamante ni dafay tëj ñaari boor ba pare permettre li nga xamante ni mooy contournement de connexion yi di créer ay adresse IP virtuelle di créer li nga xamante ni mooy tunnel virtuel moo tax ñuy wax virtual private network mooy li nga xamante ni nag am na njëriñ parce que censure day protéger contre les censures internet dëkk boo dem tey jii nii Netflix Sénégal boo xoolee am na contenu yi nga xamante ni Netflix France la am amul Netflix Sénégal mais boo utiliser VPN configurer sa machine que yaa ngi France daf lay permettre li nga xamante ni mooy contenu boobu nekk France ak lu waa internet France di gis nga koy gis donc en grosso modo loolu mooy explication bu gën a terre à terre ci VPN. voilà Abdoulaye Ly nekk informaticien xam-xamam màcc ci mbirum internet ak fii réseau yi toll jamono ji explication yi mu wax ci VPN yi leer na moo en résumé mooy day tere li nga xamante ni mooy censure yeeg protéger parfois sécuriser sa li nga xamante ni moom ngay partager wala moom ngay jëfandikoo ci mbirum internet yi explication yi mu ci wax nag leer na je pense que ñu bari dinañ ko comprendre gën a xam lan moo taxoon nit ñi doon daw di ko jëfandikoo wala doon ko télécharger ngir bañ a mën a ñu tracer laak wala nga ñu xam naka ngay doxalee ci mbirum internet yeeg yooyu donc à l'origine donc c'était pour sécuriser un peu te loolu am na solo fi jamono toll nag je pense que VPN jar nañu koy jëfandikoo surtout dëkk yi nga xam ne dañuy censurer yenn yi nga xamante dañoo am seen liberté d'expression te ñooñu dañ leen koy xañ ba ñenn ñi ci mbiru internet dañ koy jaarale VPN bi day permettre nga sécuriser wu xam bu baax waaye tamit duñu fàtte mukk ne lépp looy wax ci internet ñu ngi koy contrôler xam nañ ko donc lu waay di wax ci biir internet na ko xam bala ñoo partager dara nañu koy vérifier ba mu leer d'ailleurs ci loolu la ñuy des ci mbirum vérification yi gis naa nag apulaay internet yaa ngi réagir boobu ba léegi ci mbirum question bi nga xam ne soxal na leen donte lépp leen gën a soxal ci mbirum li xew ci biir internet bi mais surtout question bi ñu posé ne les premiers habitants de la région de Dakar loolu nag gis naa ne ñëpp a ngi ci soninke lébu yi joolaay yi ñëpp a ngi génn waaye di wax ni Sénégal benn bopp la muy lébu yeeg soninke yeeg mandeng yi ku mu ci munti doon Sénégal benn bopp la loolu dafa am solo te ñun suñu dund dafa neex daal li ñuy dundee ci société bi lii nag nekk na lu am solo loo xamante ni internet yaa ngi ciy réagir ci suñu hashtag bi suñu net muy Facebook Twitter wala Instagram actuellement en live sur Facebook comme ni ngeen koy gisee ci sama smartphone wala ci sama téléphone portable actuellement ni ngeen ñu mën a seetaane ci suñu page Facebook bu télévision Futur Média comme ni ngeen koy defee ci émission yëpp yi jàll ci TFM gis nañ ni ñëpp a ngi ñuy suivre ci page Facebook bi
ci suñu compte YouTube bi chaîne YouTube bi nga xam ni gis nañ ni jaajëfal internet yi bu baax ñëpp a ngi koy liké en plus di dem di mën a seetaan replay yi nga xam ne mooy émission yi leen rëcc ndax wala fi jamono toll léegi même bu la émission rëccee am nga possibilité seetaanaat ko comme ni muy demee ci li xew ci biir internet bi jaajëfal leen yéen ñëpp yéen ñi nga xamante yéenay safoo programme yu télévision Futurs Médias miroir du Sénégal lu am leneen li nga xam ni am na solo Apulaay mooy question internet bi mu posé sànq mooy comment vérifier l'authenticité d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux loolu nekk na lu am solo loo xam ne te ni je pense que dañ leen di partager quelques outils yoo xam ni baax na ngeen koy jëfandikoo ngir vérifier donc prenez le temps toujours de vérifier balaa ngeen a partager du ñu jóg ci di leen wax conseil boobu ndax loolu am na nekk na lu am solo bii nag waxoon nañ ko fi mais dañuy waxaat la répétition est pédagogique YouTube Data Viewer nga xamante ni ñëpp a ngi koy utiliser waa Amnesty International ñoo ko mettre en ligne depuis 2014 da ngay jël lien bi nga xamante ni gis nga ni njott nga ni wérul ci YouTube bi nga jël lien bi copier ko URL bi copier ko fii coller ko fi dina la wax origine vidéo bi fan la jógee ak ban contexte moo taxoon ñu dugal ko ci biir internet te nekk na lu am solo loo xamante ni boo leen ko fay jaar mooy plateforme boobu nga xamante ni waa Amnesty International ñoo ko fi ñoo ko tegoon ngir mën a xeex mbirum fake news yi depuis 2014 te lii nekk na lu am solo beneen plateforme bi wala beneen outil bu efficace la waaye pas à 100% donc mbirum internet moom yëf yi doo ko mën a am toujours à 100% mooy tin ay moom ci vidéo yeeg mais surtout ci image yi photo yi dina la permettre nga def recherche inversée loolu baax na ci ak invite aussi mën ngeen ko utiliser toujours dina permettre aussi ngeen vérifier même ci vidéo moom tamit bu efficace la boo xamante ni vidéo bi surtout bu ñu ko defee ci YouTube dina gën a yomb ngeen vérifier ko parfois dina permettre aussi yii ngeen mën a gën a gaaw a vérifier yenn images yi te dina la permettre nga xam kañ la dugg lan moo tax mu dugg ci biir internet ban contexte la même si bu fekkee vidéo bi dañoo changer contexte bi di nga am possibilité pour xam ko te loolu baax na outils yi boo leen mais yéen tamit yeneen outils yoo xam ne war ngeen ko mën a partager ñun ak yéen a yem wax naa ko affaire bi comme réseau social TFM ñëpp la ñuy partager Facebook bu ñu defee post bu amee lu ñuy rectifier keneen day commenter ñu rectifier ko boo leen amee yeneen outils yoo xam ne gis nga ni war nañ ko mën a partager community manager yeeg ñi nga xamante ni aussi ñooy jëfandikoo internet di ci liggéey yi baax na ngir sénégalais yi wala képp koo xam day jëfandikoo internet gën a mën a ràññee naka la ñuy vérifier yenn vidéo yi wala yenn image yi baax na lool balaa ñu ko partager ndaxte parfois du ñu jóg ci di ko wax balaa bu ñuy partager yenn information yi bu wérul li muy yàq moo ëpp donc loolu nekk na lu am solo loo xam ni internet bi question bi mu posé c'est tellement pertinente moo tax ñu gisoon ni war nañ ko mën a partager ak ñoom di leen ci jaajëfal yéen internet yi nga xam ne yéen saxoo di poser seen ay questions ak hashtag bi sunu net Facebook Twitter wala Instagram actuellement nous sommes sur Facebook télévision Futurs Médias TFM bi en live YouTube am ngeen possibilité seetaan ko YouTube live Instagram live actuellement voilà commentaire yaa ngi nii ku nekk ngi joxe sa xalaat ku nekk ngi wax ci question bi nga xam ne posé nañ ko mais surtout di ñu féliciter jaajëfal leen li xew ci biir internet bi heure bu baax bi la saa su ne bu journal bu leen rédaction di leen proposer saa su ne bu 13h jotee bu jeexee ñun ñu ñëw d'habitude man ak mairie la mais dafa nekk congé xam naa ni ñu bari ñu ngi koy laaj ana mairie dafa nekk congé dina ñëw ci bu yàggul dara li xew ci biir internet bi en tout cas app ñu xoolaat commentaire yi gars yi ngi wax soose yi ñii leen lébu yi mandang yi ainsi de suite commentaire yaa ngi bari ku ci question bi nga xam ne posé nañ ko ci début émission bi boobu ba léegi waaye internet bi ñoom bàyyiwuñu ñu ngi commenté ku nekk di wax ñan ñooy premier habitant région Dakar loolu baax na lu am solo la dina leen soxal waaye tamit dinañ ci ñëw ak benn koo xamante ni xam-xamam màcc na ci jox ñu ci explication yu simple yoo xam ne di ngeen ko mën a jariñoo te loolu ñun tamit ñu jariñoo ko noonu la di jàng rek chaque jour dañuy jàng te loolu nekk na lu am solo leneen li apu li ñu nga xamante ni mooy réaction yi jaajëfal suñu équipe digitale bi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw ngir ngeen mën ñu suivre actuellement en temps réel ci suñu page Facebook di leen jaajëfal kii nag li mu wax am na solo internet li la ci mën a jariñu moo ëpp fuuf li la mën a lor waaw yow yaay choisir lii am na solo tamit loo xamante ni ñun ñëpp mën ko jàpp lii message bu am solo la boo xam ne internet booy ñu ko postel ñu daal di koy partager lii am na solo ci mbirum internet rek jëfandikoo gi ku nekk di ci commenter dafa ñëw dalandoo suñu kaw ba duñ ko xam nuñ koy utiliser wala nuñ koy utiliser di ñu rëcc parfois ba ay yenn ñomme yi di ci am waaye ñii ku ci nekk di gën a encourager sa bopp que ni bu kenn blâmer kenn nañuy encourager sa bopp gën ko di
jubbanti surtout ndaw ñi. D'ailleurs am na internet bu ñu posté image bi nga xam ne dafay résumé tey ci suba ba léegi li ñu fi jot a wax surtout ci suñu thème yi du tax thème mais li ñuy waxtaanee ci mbirum internet xoolal image bi après mën nga ñëwoon image bi mu nekk image du voilà bu kenn blâmer kenn nañuy encourageante même si nit ki bu demee ba fa xastalu daanu koy jóg encouragé ko nekk mu gën a góorgóorlu voilà. Belle illustration ak belle image boo xamante ni tey d'ailleurs moom la ñuy def image du jour ci même lancé boobu la ñuy des waxtaan ak benn mag mu jox ñu conseil yoo xam ne heure bi mag ñeek ndaw ñeek ñëpp ay seetaan li xew ci biir internet bi loo xam ne toujours dinañu jëriñ ak suñu comportement ci biir société bi. lii laa am lii laa mën lii la ma yàlla jox lii la ma sama liggéey mën a jox nit dafa nangu bokk. am alal wala am lu tuuti bu mu teree tax mukk nga gone di mbay bokk ak sa morom mën nga am loolu même benn ñaar fukki dërëm tey jii pour añ gis keneen ku ñëw di yalwaat may ka ca yokk ka ca wala toggal añ ba woo ka ca wala boo toggee añ mën togg añ sa wet ki den nag yow seetal ndax añ na bu añu la nga yekkal ka ñun loolu mooy alduna du xëccoo. voilà di leen jaajëfal ci kàddu yu rafet yooyu moom suñu papa jooju mais surtout internet bi ko posté hashtag bi suñu net la muy Facebook Twitter wala Instagram dafa nekk ci même sens bi mais surtout conseil mag ñi duñ ko bàyyi ñun ndaw ñi dina leen soxal ñun ñëpp ndaxte fi jamono toll moom dañuy soxla toujours suñuy mag ñu ñuy conseiller di ñu gindi lu am solo la internet bu mu ñu yóbbu réseaux sociaux modernité toujours dañuy xam suñuy référence loolu baax na moo taxoon ñu jël kàddu yooyu daal di koy partagé andoo ak yéen ci émission bi la bokk hashtag bi suñu net la Facebook Twitter wala Instagram actuellement ñu ngi en live sur Facebook plateforme bu télévision Futurs Médias Facebook bi page Facebook bi actuellement nous sommes en live ñëpp a ngi partager commenter ci questions yi ñu posé mais surtout sujet yu am solo yi nga xam ne développé nañ ko fii te d'ailleurs ñun ak yéen ñoo ko bokk wax naa ko lii comme réseau social dañuy posté ngeen commenter ñu posté waat ngeen commenter waat bu amee lu ñuy rectifier ensemble lañ koy defandoo surtout di waxtaan ak borom xam-xam yi d'ailleurs question bi ñu posé dinañ ci ñëwaat fii ak suba wala lundi incha allah waxtaan ci borom xam-xam ci question bi nga xam ne benn internet moo ñu ko daal di partagé muy les premiers habitants de la région de Dakar loolu baax na ci lool ñu xam ko ndaxte bi ma ko njëkkee yëg rek man fi ma taxaw nii bi ma ko gisee dama xalaat lébu yi quoi mais apparemment ma gisee commentaire yi ana xoolaat naa ni affaire bi c'est encore beaucoup plus profond pourquoi dinañ ci waxtaan ak historien peut-être wala borom kenn koo xam ne xam-xamam màcc ñu ci mu ñëw expliquer ñu wax ñu ci ay explication yoo xam ni ñun ndaw ñi nañ ci mën a jàng toujours wax naa ko dañuy jàng saa su ne àddina noonu la ba keroog ñuy wuy ji loolu baax na leneen li dañuy jeexalee li nga xamante ni mooy le meilleur pour la fin kii kan la wala lii lan la d'habitude wax naa ko fi d'habitude depuis 1er mars la ñu wax ne mois bi dañ ko jagleel jigéen ñi comme mois de mars mooy mois de la femme léegi nag dañu wax ni lépp li nga xamante dañ ko fi indi ci weer wi ci jigéen ñi lay wund wala ñoom lay gën a warmal ci jamono ji ñu nekk nag c'est comme que seen weer la dañuy indi kii kan la yi di leen laaj surtout seen jaloore fi ñu jot a jaar liñ fi jot a def ci ay nekk ay jigéenu référence nekk ay jigéenu jàmbaar ki ñu fi bàyyi woon nag depuis booba démb ñu relancé waat ko muy Mame Madior Boye gis naa ne ñu bari dañ ko trouvé nekk na koo xamante ni voilà mooy nekk ancienne premier ministre d'ailleurs la première à avoir exercé cette fonction au Sénégal ci atum 2001 ba 2002 nekk koo xamante ni kenn dootu ko présenté moom Mame Madior Boye juddu le 7 décembre 1940 à Saint-Louis nekk koo xamante ni fonctionnaire la jël ay fonctions yu nekk fi premier ministre d'ailleurs moo ko fi njëkk a nekk en tant que jigéen moom Mame Madior Boye ku ñu dul présenté la mais gis naa ne internet yu bari dañ ko trouvé moo tax choisiroon kenn ngir yóbbu ko ci Jili d'ailleurs Jili moom la ñuy jaajëfal moom Jili CSB nekk rond-point cité Kër Góor gi moom mi sponsorisé rubrique bi kii kan la wala lii lan la Jili CSB comme ni ngeen koy gisee ci image yi nii Jili nekk koo xamante ne duñ ko présenté miin ngeen ko ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi Jili CSB di ko jaajëfal hashtag bi miin ngeen ko sunu net la bu ñu leen waxee kii kan la wala lii lan la ngeen choisir wax ñu jalooreem ak jaar-jaaramam d'ailleurs tey dañ ci indi beneen jigéen boo xam ni ku am jaloore la waaye ku am jaar-jaar la ci réew mi tamit ngir ngeen xool ba xam na xàmmee ngeen ko peut-être ñu tànn ci kenn yóbbu ko ci Jili CSB nekk rond-point cité Kër Góor gi kii kan la message bi xam ngeen ko def leen capture image yi photo démbam ak tayam wala ngeen partagé ko hashtag bi sunu net Facebook Twitter wala Instagram di leen jaajëfal miin ngeen léegi hashtag bi miin ngeen léegi sunu net bi miin ngeen léegi kii kan la bi parfois ñu tànn ci kenn yóbbu ko ci Jili CSB ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi
numéro téléphone bi comme ni ngeen koy gisee ci image yi noonu ngir ngeen boo leen amee possibilité jënd ay matériel électronique matériel électroménager yooyu yëpp am na ci Jili téléphone portable yi Samsung yi S21 Fold bi yëpp ma nga foofu ca Jili CSB nekk rond-point cité Kër Góor gi di ko jaajëfal ci kóolute gi mais surtout ni mu sponsorisé rubrique bi kii kan la wala lii lan la ci loolu sax d'ailleurs ci la ñuy jeexale daal di tàggatoo jaajëfal ñoom Apulaay mi doon réaliser Laay Maxtaar jaajëfal Youssou mi doon monter éléments yi mais surtout Apulaay ma lay bëggee bu baax ndax yow yaay réalisateur connecté ci saa si fu ma lay envoyé affaire yi internautes yi ak seen réaction yi yaay tax ba téléspectateurs yi ak ñoom internautes yi ñu koy mën a am en temps réel te loolu nekk na lu am solo mooy gis nga seen réaction yaa ngi nii ci suñu page Facebook bu télévision Futur Média restez connecté li xew ci biir internet bi mooy seule émission boo xamante ni pendant la avant la pendant ak après avant pendant ak après donc am nañ possibilité continuer discussion bi question yeeg kii kan la bi ci réseaux sociaux yi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram ba ci YouTube bi chaîne YouTube bi da ngay dem YouTube def TFM commenter ñu tànn ci kenn yóbbu ko ci Jili mu jëli loom d'habitude téléphone portable lay doon jaajëfal ñoom grand am mi doon gérer son bi tons am jaajëfal leen jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo doon suivre jox leen dig daje ba suba mu nekk dernier numéro de la semaine ci li xew ci biir internet bi